salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum waa internet Major TV tey dañ leen di indil nag benn ndaanaan Lala Take xam nga mu nekk koo xam ne que ni c'est un grand rappeur ñu bon personnellement maa ngi ko découvrir dans les années 2010 ak groupe Rap Attack mais au bon moment ñu gënoon ko dégg ñu ñëw bàyyi ko mu nuyoo balaa ñuy dugg ci waxtaan bi. salaamaaleykum jàmbaar. waaw maaleykum salaam Bamba may wax ni bisimilah jërëjëf sëñ Abdou Karim Mbacké borom gërëm borom xayra mi ma defar defar samay morom maa ngi big up Sénégal di big up Test Life family Test Life international bi ak Test Life bi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi fépp non seen yow. léegi bu ñuy dugg ci waxtaan bi mais li ma lay njëkk laaj mooy kan mooy Lala Take. merci Lala Take dafay neex ci présenté ko. old school bi. parce que man maa ngi juddoo Kaolack. grandir à Koupentoum Colobane fii. ñëw Colobane à l'époque nekk xale. booba sama mag bi ma bokkal ndey ak baay ak magu Gaston rappeur Assane Ndoye ñoo nekkoon foofu nekk syndicat underground ma nekk xale seen biir. di jàng foofu hip hop. di compétir. nekk ci wetu ñoom ndongo daara ji. xam nga di tarbiya di tarbiya. xam nga ba nekk mag li ma la di seet des années 92 93 yëpp maa ngi tarbiya xam nga parent bi tuxu ñëw ci banlieue bi pour ma bàyyi rap parce que boobu am na benn rakam bu ko wax ne ko Lala Take soo ko indee ci banlieue bi yéen peut-être mën na bàyyi rap boo tuxoo parce que sa doom yi fekk ñu ngi Dakar lii musique bi duñ ko gaaw a bàyyi. parce que moment boobu Dakar rap bi c'était vraiment. merci moo nekkoon au top merci jamono boobu. bon bi loolu amee après paa bi indi ma ci banlieue bi ma ñëwee ci banlieue bi ma fekk fa ay Rap Attack ma ñëw ñu xamante cartel boobu gars yi def ma comme ñu bokk ak man ndey ak baay wax dëgg yàlla. soutenir ma nekk sama wet encadré te xam nga ku ne xam ne ni Rap Attack moo nekkoon à l'époque groupe bu gën a bu am doole ci côté banlieue Pikine ginnaaw raay. à l'époque moom foofu ñoom donte malgré am na ñeneen ak ñeneen ñu fa nekkoon mais ñoom ñoo fa ëppoon doole base boobu. quoi fait ma jàppale ma wax dëgg yàlla couvrir ma. ba ni ma defee tey carrière solo. xam nga waaw ñëwaat xam nga. xew ci àdduna bi. nekk ci àdduna bi fi mu toll nii ku ne xam ne nii àdduna bi fi mu toll nii man ak Dip kese ñoo fi nekk ci hip hop bi man ak Dip kese la naw Saint-Louis amul keneen man ak Dip kese la naw te Lala Take la ma ko bi Tupac kese la ak Dip ñoo nekk ci àdduna bi. loolu dinañ si ñëw mais il faut que ñu commencer si base bi pour Sénégalais yi ñi la xamul woon. xam kan mooy Lala Take véritablement parce que dañ la gisoon si benn groupe boo xam ne Rap Attack nga nekk koo xam ne boobu moment boobu yaa ngi doon bomb. comme ay type tabaski. xam nga ak yeneen son. donc est-ce que mën nga ñu wax groupe bi fan ngeen si toll pour lan moo ko tas et pourquoi Lala Take jël carrière solo. xam nga man damay wax heure bu nekk ne. Rap Attack du groupe de rap. parce que ñun ñoom dama leen fekk ñoom ñu ànd enfant. ok nekk ay xale di ànd. bokk benn koñ. xam nga li ma la ba nekk mag rap ñoo seen biir ñooy rap. vraiment famille la quoi. du groupe de rap famille la. peut-être man maa fa ñëw par connaissance de hip hop. xam nga li ma la. dem naa ba nekk ci responsabilité am naa ay doom. parce que man mi di wax ak yow am naa lu mat 4 fils sama ñeenti doom. dañuy jàng kon dama leen di fayal kon foog ma préparer leen seen avenir. effectivement. moo tax ma def carrière solo. en plus am na yeneen xeetu musique yu ma war a def te du méngoo ak surnu Rap Attack. parce que man dinaa defi rap sabar bu saf-sap parce que doomi géwal laa suma yaay géwal la en plus tëggkat sabar laa dem mën percussion. ok xam nga da ngay tëgg. artiste plein. xam nga ku Abou Juba yar man Abou Juba moo ma yar ci musique. Abou Juba de moo def ci man expérience bu bari ci musique moo tax ma ne la fi ma jëm ak ñii xamuñu ko. fi nga jëm ak ñii foofu dinañ fa dugg par nànk. merci ñu jékki-jékki toog benn moment déggatuñu Lala Take daaw il y a 2 ans ñu jékki-jékki si réseaux sociaux yi benn vidéo bu def boum Lala Take génn Tupac moom a feeñu bon question bi ma lay poser si loolu mooy technique la c'était pour revenir pour amaat buzz qu'est-ce qui se passe réellement est-ce que Tupac daf la feeñu réellement wala c'était juste benn technique boo teg pour mën a fëlaat. xam nga man Lala Take ku ne xam ne ni Sénégal ba mu daj bokk naa ci ñi fi dàq rap
ba pare man laal taake ku ne xam na ni lu nekk lu ma def ci Sénégal morceau bu ma def Sénégal yi bëgg nañ ko parce que maa fi nekk benn seul rappeur bu fi génne woon benn morceau. mu jaay ci 700000. parce que benn morceau la rek boo xamante ni kii moo ma ko defaraloon is bu Reptile Music. ok is bu Reptile Music. is 880. waaw 800 non pas is kii Tallade kii comment dirais-je waaye sama bërëde bi waay sama jantal bërëde waay moo nekk tey moo nekk Reptile macha allah. xam nga waaw mu ngi ci suma maayin. naa la ko wax balaa émission bi di jeex. amul problème Idi moo defaroon son boobu noonu. ma génn nii rek jaay ko amoon naa problème location. xam problème mu xale yi. ma ne pourquoi pas du ma def benn morceau ma def benn parce que boobu raar naa tamit. ma indi benn morceau ñëpp jënd ko sama public. mooy li may wax booy yi tey da ngay mun rap mais rap bi client la il faut nga am client. effectivement te booy yi amuñu client parce que mënuñu rap xaw ma dañuy dawal mbaam xaw ma dañuy dawal xaj xaw ma dañu rapul quoi non c'est rabuñu. ma ne. man ci diib daal laay gis rap quoi. diib vraiment ak suma yenn frère underground yi nga xam ne ñu ngi ci suma loxo. di bindee sama expérience. maa ngi gis ci ñoom il faut nga wax ñu sa histoire yow ak Tupac. xam nga fans nga wala Tupac daf la feeñu réellement. parce que man loolu dama jàpp ne buzz la rek. xam nga man boo def pour revenir. xam nga man grand. li nit ñi war a xam Bamba. man dama ñëw def sama carrière mu nice. Fou Malade produire ma ñaari album. depuis 2006 maa ngi fayeeku droit d'auteur. depuis 2006. ba léegi maa ngi fayeeku droit d'auteur. du ay millions. mais dajewul sama loxo. peut-être dama yor ay doom. effectivement est-ce que comprendre nga. man lu ma indi woon ci Sénégal dañ ko doon xaar pour jël ko. bàyyi woon naa hip hop dem nekk agent sécurité. nekk agent Phoenix. big respect directeur Martyr. le directeur général de Phoenix. di nuyu suma chef yi ñoom Sadikh Ndiaye. ñoom Diawo. waa Phoenix yëpp ku ma tuddul rek maa ngi lay nuyu di ko teg ci loxo suma chef boobu Sadikh Ndiaye. ñoom Koli ñoom ñëpp maa ngi leen di big up non seen di big up Phoenix yëpp ñoom Cissé sumay chef lañu. ñëpp daal yaa ngi dégg. ma dem nekk Phoenix. Phoenix coiffé ma jàppale ma. ma nekk seen biir di liggéey. est-ce que comprendre nga. Tupac feeñu ma ci gént dama tëdd man musuma xalaat ne Machiavelli dina ma feeñu parce que tey man Mohamed laa tudd mooy sama tur original. ki ma gënoon a bëgg mu feeñu ma mooy Mohamed. wala Serigne Bamba mi nga xam ne moom laa yaakaar. comprendre nga. moom laa gënoon bëgg mu feeñu ma. mais bàyyi woon naa hip hop mais fekkoon na bi may bàyyi jooboon naa nag ay sound Tupac. jooboon naa benn sound Tupac bu tudd non wanam seeni seen mooy sound bi ma jël lépp teg ci yàlla buur saa yu jotee li nga war a doon kenn ting 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 tak ting 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 tak tak ting 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 xam nga benn son boobu du far loof la tudd son bi. ma fekk na job naa ci job yenn sound ni Tupac yi ba mat 7 morceaux ma ne bàyyi naa rap pour di ko déglu quoi pour poste yi may monter may mën di teg voix yi di déglu sama bopp ci Tupac. est-ce que comprendre nga. man ma tëdd guddi rek grand bi feeñu ma def jàllaa bi bu weex tàll def ndel bu leer naññi ma téye micro ci loxo càmmañam ñëw fëgg ma mën a bërët mu yëkkati micro génne ko ci poosu jàllaa bi mu sol ci poosu ndeyjooram jox ma ko ma téye ba bëgg freestyle foofu laa yeewu ci gént gi ma ree ba ma jaxasoo takk pon taal tox ci guddi gi noonu taal naa ci pon parce que damay tox pon non seen xam nga tux nii quoi xam nga xeeñal sama néeg sax quoi. dama jaxasoo ma ree ma ne mais man bon ma tëddaat ak 15 minutes 16 minutes grand bi yeewaat ma laa wax ma ne waat bërit ci samay nelaw toog ci laa xam ne lii du fo mission la ma contacté la may seen ci même heure bi ma expliqué ko la may ree sax ay ree la ko def quoi ma ne ko Machiavelli mu ngi may defloo sama néeg. 2 fois. loolu musul am man. incroyable. damay wéet ak sama borom. man Mohamed laa tudd sama papa Ousmane la tudd. ay jullit ñoo ma jur. je n'ai aucun intérêt de dire Machiavelli feeñu na ma te feeñu ban sens dama amal cartonné naa am naa tur maa ngi lekk sama teraanga. maa ngi liggéey. nga am flow trop. nit ñi bëgg ma am flow. mais Tupac moom moo xam li tax mu feeñu ma
jànguma anglais CM2 laa bàyyi jàng gis nga mënuma sax di wax ay son Tupac ci anglais comprendre nga yi ngay dégg ay noom seen wuraab seen yooyu yëpp ci mbedd mi laa ko poursuivre parce que damaa yàgg ci mbedd mi carrière mbedd laa def moom carrière mbedd boobu moo tax may wax jeunesse bi heure bu nekk donte ñu ngi topp rab bi nañ bu doole ñëwagul bu mu yàq sa liggéey mooy tax kenn du la manipuler di la dugal ci yu ñàkk fayda di la wax loolu luñ la war ta wax di la dugal ci lobbying yoo xamante ni dañ lay dugal ci yoo xam ne sa yoon nekku ci parce que amoo job parce que da ngay yeewu bëgg benn tentaw da ngay yeewu bëgg benn 20 000 amoo job da ngay neex a manipuler non seen transition la ñuy jaaree foofu Tupac feeñu na la nga génn def buum laal tàkk revenir at mais dañoo gis ne que boobu noonu beneen niveau la tegaat ñu gis beneen phénomène boo xamee ne que nii moment bi moo yor game bi muy Dip Doundou Guiss seen relation yàgg Dip xam nga nit ñi lan lañ comprendre man dama ñëw def sama Dip bi muy def promotion am daf maa tudd Dip cartonné nekk patron rappeur yi cartonné ñëpp teg ko AS est-ce que comprendre nga tudduma fenn ba cartonné ba nekk étoile man nekk ci sama nekk old school ñëwaat cartonné def lu mat 4 télévision 5 télévision def sama promotion cartonné ci bëtu ñëpp mais Dip man magam laa non seen Dip tourné ne leen laala taake mooy king bi et puis Dip dafa def lu rafet mayaat doole benn magam mu jóg surtout man li ma sonn ci hip hop mais warul nul effectivement 92 laa commencé def hip hop mais Dip nitu yàlla la dafa xam réalité quoi Dip mu tudd ma tourné di tudd Dip ay noonam nekk ay seytaane rajim yi ak samay noon nekk ay seytaane rajim yi jóg di topp Instagram bi TikTok bi di bind yi ñàkk fayda di def affaire u tapet te maag Dip ba géej gi fer loolu dama koy wax mu leer Dip Doundou Guiss maa ngi moom ba géej gi fer fi ma taxawoo sa maa ngi xaal si maa ngi gis loolu léegi Dip battre record de vue en 2 jours ñu gis mu tegaat sa son di célébrer moment boobu yow bi nga ko gisee qu'est-ce que t'as fait la def dama kontaan sama waxuma man sax sama benn doom bi moo ma gën a kontaan sax am sama benn doom moom nee na mooy Sidi mooy Dip Doundou Guiss Sidi moo ma gën a kontaan ñëpp a kontaan et puis dañu gis ne Dip dafa respecté dafa bëgg jeune banlieue bi Dip dafa bëgg magam yi nekk ci banlieue bi Dip wequl waa banlieue bi parce que laala bu xëccee benn la Dip mënul xëccandoor ñëpp bu tuddee laala tudd na coalition ñamu mbaam tudd na rapatak tudd na 2 mètres carrés tudd na tingirim bi tudd na gëb la bu ma tuddee rek bu tuddoon rek kopp bu Pinal Gang rek bu ko tuddoon tudd na ñëpp kon Dip def na lu rafet dëgg la non nañ waxante dëgg ay nit a ngi ci sunu wet ñun di tegandoor ak ñun màgg te ñu dàq leen rab peut-être seen xaalis lañ yor di fay ay nit pour ñuy teg seeni affaire je te dire une chose ñëw naa cartonné ci Sénégal te fattuma benn télé amul télé bu fi taxaw ne laala taake fatt na ma pour ma teg kilibam te maa gën a cartonné ci Sénégal en ce moment waaw léegi lan la loolu lan la dama liggéey dëgg la dem leen ngeen teg sama clip bi ay millions laa ci def clip yi ma génne je suis seul rappeur bu tegalee 6 mois 3 clips investir ci millions yi bari ñu gis sa dernier son dama siy dugalaale rek King waaw xam nga comme damaa doon King sama rakk ju baax ji xam nga nii lañuy xamul mais son boobu nag laal taak dama lay pigee tuuti quoi waaw son bi dafa mel ni da nga ci xaw a sàmm mayaan nag xam nga wala Dip li ko def moo la touché wala clin d'œil la wala mais loolu il faut que ma lancer le mais nit ñi nañu comprendre Tupac parce que gars yi loolu lañ la laal mais Tupac def na lool dafa sàmm mayaan mais man exemple or yi may takk ak li may takk man Dip joxuma ko sama doom seen njàng man maa koy fay dëgg la bi may am samay teraanga wax dëgg yàlla maa ngi ci sama yoon di ko am mais Dip sama rakk jooju mais daf ma yëg respecté ma ku la yëg doo ko yëg dëgg la mais ku la yëg yow dama lay laaj nit ku la yëg effectivement
doo ko yëg yow. d'accord Dip li ma jaral sax sénégalais yi xamuñu ko. di tudd Dip lu ma yàqal. yàqalu ma dara ku ci sañoon ma di la tudd ñoom ñii ñëpp di siisu ku ci sañoon fu laa la toog tudd la tudd ma leen maa tay Dip laay tudd maa tay de comme naqari gasal kàmb gis suul sa bopp big respect même Dip son king bi soo gisee ma indi ko mun naa la wax lu tax ma indi son king bi. loolu laa bëgg wax ma grand lan moo tax son king bi. Bamba Dip dafa ñëw ma ñëw cartonné ci sénégalais yi ñuy dute di def nii. ñenn ñi wutiwaat seeni sëriñ pour fay ma wutiwaat seeni mara ñenn ñi di ma xeex Hip Hop Awards bokk ci xeex bi xeex ma 2020 xeex ma 2020 trophée meilleur artiste de l'année. maa ngi koy dégg ci son bi. adduna bi yëpp xam nañ ne ren maa jël meilleur artiste 2020 sama tur la comédiens yi sax dañ doon jël sama tur di ci def ay scotch ndax ni ma cartonné. boo ma joxoon loolu balaa DMX di ñëw day balaa DMX di dee ñu koy fenal naan gis na Tupac Australie di ko duulal Illuminati kon DMX dina ñëw siyaare ma man soo gisee kaane yi nangu ñëw Sénégal xam nga lu ko waral parce que hip hop Sénégal bi joxewuñ cër bi ni mu war a joxe woo mais man maa nekk maa jël trophée jox ma sama trophée kaane yi rafet lu loolu français yi rafet lu loolu man kuy xaar ma attaayal la wala ma lay dunguru kon nga dee wala ngay xaar ma lay mel may gel dama lay kattal sa gel man a see non c'est am old school man dama lekk sukar lekk xorom non c'est dama lekk sukar lekk xorom dafa mel ni affaire bi dafa xaw a métti nag de non si c'est quoi le problème yow ak Waydi du man ak Waydi hip hop banlieue bi yëpp la jotewul ak laal tàgg de Awards dafa war di am récompense ay tingirim bi ay rapatak ay pinal gang ay pinal gang ay ënd sifaay coalition ñamu mbaam waa gëb la BMG raktak swat kii 5e underground dañ doon war di récompenser reconnaissance c'est important waruñu bàyyi ba nga dee rek ñuy teg say clip pour 2 jours jeex na loolu laa meree Hip Hop Awards sama yoon nekkul ci pen kële na la sama yoon nekkul ci moom Awards si bi laa mere Hip Hop Awards effectivement parce que la personne xamul tax sama yoon nekkul ci moom mënu ma baaree ci dara man ama suppas saa ama suppas mbaalo ba pare man ci mbedd mi laa dëkk maa ngi moom bokkuñu de man ama siri down moo tax mënu ma baaree ci dara damay dugalaat foofu benn question si mbedd bi dañoo gis benn gaan boo xam ne peut-être yéen a njuroo Japan 10 000 problèmes bit si niggas mu dugal la benn track xam nga dagguma sa wax genre yi mel ni 10 000 problèmes dañuy yàq population Sénégal 10 000 du rappeur comédien la 10 000 problèmes bii am na déglu non du rappeur original 10 000 problèmes bi ñëpp xamoon nañ ko mooy ki nga xamante ni moom Medina googu la dëkkoon sax moom danaan ñëw concert bu ñëwee daara ji moom mu yéeg du xaar daara ji ne moom force mooy joué kookoo nekkoon 10 000 problèmes bi ñu reconnaître kii benn comédien la bu màgget que le motif 10 000 problèmes bële na le xaw ma nu mu ko def xaw ma da koo bitel xaw ma da koo sunguf ñoom la concerné kenn xamul kooku moom mu ñëw taxaw ci bëtu nit ñi di comédie c'est pas un rappeur engagé c'est pas un rappeur professionnel un rappeur engagé du jëli njàmpe di ko takk ci ndiggam njàmpe pour toilette la yow ban 12 mesures la fi 10 000 problèmes indi bi ma tëbee dal ci kawam la def 12 mesures waaw mais bu nice nag bi ma tëbee dal ci kawam dañ ko koo bindal oui bu ko nit ñi bindee jox ko nag day nice dañ ko koo bindal ne ko mu ngi sa kaw te du ma jóg ci kawam xanaa mu bàyyi sunu rab bi tout tranquille et puis sound requin la jël rab ko li gën a garaaw sound boobu nga naan dafa nice mais requin sama doomu ndey la jël soundam rab ko requin mu ngi may woo téléphone di ma kalaame loolu guddeeg bëccëg refrain requin le requin xam actuellement mi ngi kaaw dafa bind son bi di ko Espagne di préparer albumam sa waay sàcc refrain bi rab ko di ba pare di ma ci tooj man affaire yi tapette yooyu ba pare ña mu tudd sama tur bu tudd man dama bëggoon mu tudd sama tur nga aalu foofu noonu ne lu tax tudd sama tur parce que dama bëggoon mu tudd sama tur meen pour hip hop bi dugg justice meen gàllem laa doon wàcc moom wàcce ko mais grand bu ñuy wax
rap clash daf ci bokk. tey boo bëggee rap sans clash amul sens quoi. non xam nga rap am na clash. rap am na clash. mais dama gisul fii Sénégal. ñun luñ fi dund lu fi jar kala santé. dëkku Serigne Bamba Limaamu. mais biif xam nga. non xam nga kaane yi fi mu la dugg quoi. xam nga 10 000 dafa mel dafa la bett dafa la jox ku boo xam ne dafa la bett quoi. man 10 000 musuma ñeme. 10 000 moo ma la gën a xam. nekk na ci sama wet. xam na ma xam na sama capable. xam na laala taake. 10 000 problème xam na wu baax a baax xam na ma. voilà moo tax bi moom ba léegi da ngeen ko dégg mu wax tudd ma. te j'aime ça mu wax tudd ma wàcc gàllem Medina j'aime ça. dem naa ba buntu gàllem def fa sama vidéo mu tas fépp ci àdduna bi ñëpp seetaan nañ ko koñam moom na ñëw sama koñ jag saaw gaa ñun de xam nga la laa contre nga classe nit ki ba pare gis ko di ko may ndox mu sedd muy naan man contre képp ku jóg pour classe la dafa jóg pour rey la dafa jóg pour fay la dafa jóg pour toroxal la non pour du daqarab toroxal la nga wàcce ko nag dafa jóg pour wàcce la de dafa jóg pour wàcce la wàcce ko noo ko wàccee nice man parce que moom kaay mool de keroog boo tuddee média turu nit yaa ngi tax benn la nga jël bal rey ko keroog boo bindee sa morceau di classe nit laa wax benn la ak nga jël bal tiire ko man nag du ma fi nekk man di bindante non ma fi nekk di bindante ay morceau xasante de am na leneen lu gën a nekk sama bopp bi lu dul di bind morceau ndax benn nit man classe moom ku may classe toogal sa biir ëttu meer bul génn sa gàlle parce que Teuss Life yi ñu ngi fépp ci àdduna bi. effectivement Teuss Life ñu ngi si biir bépp àdduna bi foofu laay dugg. parce que laal daal un rappeur international yow loolu nga jàppee sa bopp. et puis looloo nekk sax international. dama la koy nangul. ñu gis tamit ne da nga am problème ak beneen rappeur boo xamante ni États-Unis la basé wu. nga koy clash. muy Snoop c'est quoi ton problème avec Snoop. parce que Snoop bit si nigees la parce que Snoop yoonam nekkul ci Tupac bu Tupac doon dund ba tey moom ak Snoop kenn day wàcc Tupac dafa nekkoon xaritu Snoop Dogg benn bakkan. ñuy def ay sound. muy nice. Tupac am ak bif ak. kii waa ji nii dof bu ponkal boobu Big G Biggie Small est-ce que comprendre nga. un très grand rappeur. waaw dof bu ponkal boobu yaa ngi dégg. mu am ak moom Tupac am ak moom bif. Snoop ak Tupac ñoo bokk label. muy Death Row. Tupac ne ko Snoop sama gaañan nga te chaque jour yaa ngi sama wet te Biggie Small bandi la mais man ak moom am nañ bif. règlement de compte la te yaa ngi may fréquenté di ko fréquenté Tupac ne ko yow munoo tax ma bàyyi Biggie Small kii Snoop ne ko yow Tupac munoo tax ma parce que Biggie wanuma lu tax ma koy bàyyi Tupac wóolootu ko téye boppam 3 jours noonu ñu am benn fu ñu war a génn ñoom war a jël vol sa waay njëkkante dugg ci waañ bi brailler tournevis parce que wóoluwul Tupac Snoop Dogg ci jamono boobu la Tupac gaañu kon mu leer ne ci jamono boobu yëpp mook Tupac waxuñu jëflante wuñu kon nag bu mu bàyyi ba mu dee muy sol ay costume noiram yoo xamante ni kenn Snoop Dogg ku ñàkk fayda la ku ñàkk fayda la parce que munul bàyyi ba Tupac dee muy sakketoo Machiavelli ñaar ñii laa nangul ñuy wax ci Machiavelli mooy Method Man Dr. Dre ñaar ñii bu ñuy wax ci Tupac damay kontaan parce que ñoom ba le jour bi Tupac di dee ñu ngi nekk ay xaritam ay wëlëranteem Tupac bi mu créé Thug Life guddi googu bi ko mu créé Thug Life le lendemain la seetu Method Man waxtaan ci ak moom Method ne ko bàyyil loolu parce que loolu combat bu metti la daal bàyyi ko Method mu ne ko bàyyi ko combat bu metti la Tupac ne ko du ma ko bàyyi parce que damay xeexal population noire. parce que Tupac il naît dans une famille révolte son mère et son père yëpp ay révolutionnaire lañ deret la mu ne ko mënuma ko bàyyi dama koy poursuivre mais ci poursuivre boobu mu ko doon poursuivre noonu ci la lii am ci la noonam yi taxaw Tupac nit ku baax la nit mooy soxorloo nit Tupac su bonoon
bu doon Tupac baaxul kenn du ko ëpp alal ci àdduna bi kenn du ëpp alal Tupac ci àdduna bi bu doon baaxul alalam da ko doon partagé di luyeel ay néew di doole ay appartement di leen fayal Tupac danaan def loolu investir ay jeunes Tupac danaan def loolu Snoop Dogg defalu ko kenn waxam ju rëy jooju muy mel ni poto lampe defalu ko kenn Snoop Dogg non Saint big respect member Dip Doundou Guiss forever man dafa leer bi mooy dernier point bi Fou Malade forever man Istalla from the Géejawaay xale bi toj Géejawaay yor ko fi mu toll nii moom Géejawaay booy Istalla forever man niggas ragal péete day xañ a wërsëg dafa leer mu am beneen question bi mooy waykat yaanaa kat xam nga ñeenti ñi nekk ci àdduna bi nit ñi duñ ko waxtaanee yàlla du bind mukk yàlla du bind lu cëkk comme loo xamante ni comme yàlla du bind lu tóol daal laa bëgg a wax du bind lu tóol lépp ñaar la ci def merci wala lépp wa merci waaw du père voilà Ndongo Lo wàcc na Bob Marley wàcc na Tupac wàcc na mais des na kenn am na fi ay artistes yu mag ci àdduna bi yu wàcc ci àdduna bi mais par rapport ak Ndongo Lo ak Bob Marley ak Tupac des na kenn nag ok kenn kooku mu ngi dund wala wàcc mu ngi dund nekk ku xeebu ñeent lañ Tupac Ndongo Lo Bob Marley kenn ki mu ngi dund waaw nekk ku xeebu nag bon man bi nga waxee ñeent nga wax ñett ñi sama xel si Michael Jackson la demoon Michael mënu ko dee na rien par rapport ak Ndongo Lo Bob Marley Tupac ñett ñooñu moom par rapport te des na kenn ok kenn kooku damay bàyyi yéen junj doy na borom xel un rappeur nag man mënuma def ak moom émission te duma laalal benn affaire 30 secondes donc damay jóg nga wanal ma sa bopp si 30 secondes grand. Come on man. Yep. What's up man? 30 secondes. Yes sir. Thug Life mooy king bi Dip seede na ko Lala Take mooy king bi jinne yi bëggee nañ ko Doundou Guiss Thug Life benn peeru bët la ca ñuul la ca weex benn peeru bët ñëpp a gis daal di noppi Dip wax ci kaw Thug Life mooy king bi Dip waxal ci kaw hey Mr Dip Doundou Guiss ak ku lay noonu ci biir mbooloo moo ci gën a ndaw bu gën ak Mr Thug Life daf fay gën a ndaw Doundou Guiss Thug Life ñoo fi féetoo kaw na loxo yëpp jóg ci kaw ñoo fi féetoo kaw na Thug Life fi jóg taxaw ñoo fi féetoo kaw Tupac moom ma xëccaat Dip moo ko waxaat Thug Life mooy king bi Lala Take mooy king bi Tupac moom ma xëccaat Dip moo ko waxaat taf la boss big respect man Thierno Numoto big respect man Cheikh Mbacke big respect man big respect Thug Life family now mi Khadim Ahmed from the Jaksaaw jaaykatu puno pièce détachée ñoom Naar Tine Ahmed Tine forever man Cheikh Mbacke forever man I know forever man Sénégal big respect ma man Bamba borom site bi big respect Bamba waaw yëpp